Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës El Hadji Ibrahima Niass wàcc na liggéey ni ki démb moom xalifa bu Léona Niassène mu nekkoon koo xamante ne ku ñu ràññee la woon ci jëfam yu baax mi ngi toll woon nag ci juróom-ñetti fukki at ak ñaar moom la amoon moomee di El Hadji Ibrahima Niass ni ñu ko waxee rek mu nekkoon koo xamante ne nag da daan dox ngir luy boole doomu aadama nekkoon nit ku jege lool way juróom bu góor fële ca Castor Kër Baay Niass foofee gis nañu nag ne askan wa nga xamante ne ñoo fay yeew rawatina ak taalibe ñoom rek fabu nañu wutali dëkk bu sell ba nga xamante ne nag kon moom mooy imam bu grande mosquée ba àdduna daal di dellusiwaat rek ci jaar-jaaru El Hadji Ibrahima Niass dinañ ci dikk ak na mu gën a yaatoo bis bu ñu jagleel forces armées bu Sénégal tey jii lañu ko màggal fii ci Sénégal ci diiwaan yëpp daanaka fële yi tamit ca ndargee ca màggal nañu ko tomb bi nag mooy taxawaay bi nga xamante ni nii forces armées am nañu ko ci lépp loo xamante ni nii nag dafay dëggal wàllug jàmm ak di ko yaatal ca ndargeet ni ñu ko waxee rek l'armée ba génne na li nga xamante ni moom lay am ci ngànnaay wane na ko ci kanamu gouverneur bu diwaan ba danañ wax tamit ci wooteek xalif général des Mourides démb ci cérémonie officielle ba ka yore woon kàddu gu di Serigne Bass Abdou Khadre daal di feddaliwaat rek bëgg-bëggu xalif ba te muy nag way politique yi booloo doon benn fàttali li nga xamante ne rek moom mooy seen fanta siro te taxaw ci li nga xamante ni moom mooy yittey askan wi ganu ko tey ji Maurice Dione la politologue la dinañ wax rek ci ni ma ko waxee lu soxal wooteek xalif général des Mourides maa ngi lay nuyu Maurice Dione. maa ngi lay fay. bongo kon ci kanam tuuti daanu faram-fàcce li nga xamante ne rek moom mooy wootee boobee jàngoro yi ñu jàpp ne nag du wàlle nee nañ boo mooy tolluwaay bi dana gën a jéggi dayo loolu ci atum 2050 mbootaay gi ngànk wàllu wér-gu-yaram ci àdduna wërngal këpp moo def ab njàngat ci lu ni mel société africaine bu pathologie di amal ab ndaje fii ci Ndakaaru di sëgg rek ci rapport bi nga xamante ne def nañu ko gannaaw gëstu ñuy def ci jàngoro yi sida hépatite ba ci jàngoro yooyu nga xamante ne duñu wàlle tàggateeram sunu gaynde yu Sénégal démb def nañu seen tàggatu bu mujj fële nag ca Polokwane ca pelouse ba ñoom nag noppi nañu entraîneur bi nag àdduna Aliou Cissé nee na sunu gaynde yi nañu fexe nag ba li nga xamante ni moom la ñu defoon ci seen jongante bi weesu mu bañ leen dalaat daal di rek fas yéene janook bafana yooyu ndax solo si mooy fexe ba qualifié ci coupe du monde bi ñu war a amal ci Russie lii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéeni kaay yi ne sut ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu dem ba Léona Niassène ak ni ma ko waxee ci ponk xibaar yi muy xalif général bu Niassène bi nga xamante ne nag làkku na démb ñu fekk ji foofee ca diwaanu Kaolack Ibrahima Diamé maa ngi lay nuyu.
jërëjëf Fatou Kiné Deme maa ngi lay fay bu baax a baax. Ibrahima Diame ni mu ko waxee rek umma islamique ñàkk na nit ku mag nit ku amoon diine muy El Hadj Ibrahima Niass foofee ca Kaolack Ibrahima Diame ñoom nan la ñu dundee xew-xew boobu. tout à fait donc Fatou Kiné Deme ni nga ko waxee noonu la muy tiis bu métti jamono jile sax kër xalif bu Léona Niassène ba woon kon dëddu àdduna fees na dëll kay doomu aadama daanaka depuis démb si guddi kenn nelawul képp ku dégg xibaar bi rek yaa ngi wutal si kër gi pour wane sa naqar wane sa tiis mu tombeek nag jamono ne Fatou Kiné ñoo ngi ci wàccaay bu rëy pour donc jébal ko boromam muy njaboot muy ginaar yi ñëpp ngi ci wàccaay bi kon di ci jàpp pour kon ñu jébal ko boromam mu ne loolu nag jàpp nañ ko gannaaw bu ñu jullee aljuma ba noppi ci lañ koy jébal boromam pour fàttali nag El Hadj Ibrahima Niass moo ngi gane si àdduna ci atum 1932 ba muy génn àdduna nag amoon na juróom-ñetti fukk ak juróom def na juróom-ñetti at ci xilaafa bi tey jii nag ki ko war a wutu xam nañ ko ne nan benn rakkam bu mu bokkal benn baay la mu tudd kon Cheikh Tidiane Niass ñu gën ko xam ci turu Cheikh Oumbéni Niass donc jàpp nañ ne kooku moo koy wutu fi mu toll nii nag Fatou Kiné mën nañ wax ne cité religieuse pour Léona Niassène fees na dell kay doomu aadama ay taalibe ñëpp ñu ko jege daal def ñëw nañ wane seen njàppal wane seen naqar foo sànni mbaat mu tàkk fii nga xamante ne moom mooy cité religieuse pour Léona Niassène ci biir kër ga tamit ay kilifa ay taalibe ñëpp bàyyi ko nañ fu ne pour rek ñëw partager bés bu tiis bi nga xamante ne njabootu Léona Niassène ñoo ngi koy dund jamono ji. ñu di ko jaajëfal bu baax Ibrahima Diame ca diwaanu Kaolack du ñàkk nag nga dellusiwaat ak ñun ci suñu yeneen jotaay xibaar ci tiis woowee dal ci kaw umma islamique El Hadj Ibrahima Niass ni ñu ko waxee mu nekkoon nit koo xamante ni nit ku am diine la waaye nit la koo xamante ne tamit la mu daan jëf di rattaxal diggante askan wi loolee kenn du ko natable mu jege woon tamit lool waaye juróom bu góor dañ ci ànd ak ay sutupay umma islamique bi nekk ci tiis ak njàkkare ak waa Léona Niassène kii ñu doon woowee régulateur social muy El Hadj Ibrahima Niass xalifu Léona Niassène nelaw na moom nag ci atum 2009 la jot ci xalifa gi bi nga xamante ne magam ji di El Hadj Oumar Niass génn na àdduna mu nekk nag ñeenteelu xalif bu maam Khalifa Niass bi doon taawu El Hadj Abdoulaye Niass fondateur bu confrérie Niassène te nekkoon magu Baye Niass ci diiru ay at nag moo doon imaamu grande mosquée bu Léona moom sax jot na superviser liggéey bi nga xamante ne ñi ngi ko doon def ngir gën a yeesalaat grande mosquée googule ci cadre programme bu modernisation bu cité religieuse yi mu nekkoon nag ku jege woon papam moo doon sax secrétaire particulier am loolu nag waral ko ñu bàyyil ko ay secret yu bëri bëri El Hadj Ibrahima Niass nag dinañ ko delloo boroomam bi ñu julli ajjuma ba ñu di ko jaajëfal bu baax Aïssatou Paye ci tiis woowee ñu des ba tey ci weneenu tiis muy Abdoul Aziz Boye moom nag ab réalisateur la nekkoon nit formateur moom moomee nag ñu ràññee ko woon lool ci 7e art bu Sénégal di wàllug cinéma waaye tamit nañu jàpp ne nit la koo xamante ne kon dund na ca France lu toll ci 2 fukki at moom moomee gannaaw bu mu delsee fii ci Sénégal moom rek moo samp li ñu duppee ciné UCAD ak banlieue ak ciné banlieue ñu teewlu maanaam kàddu yi nga xamante ne nag seere nañu ko ci moom Ibou Diouf lañ ci àndal. Un fou, un passionné de cinéma. Abdoul Aziz Boye doonoon ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu cinéma moom mi lee ñu xam ko ci wàllu cinéma fii ci suñu réew xam-xamam bi tamit mu doon faral di ko bokk ak ñi nga xamante ne rek ñoo doon yëngut ci lépp lu aju ci wàllu cinéma rawatina xale yi Abdoul Aziz Boye wuy ji boroom jamono ji ñu bëri di ko jooy ndax lim leen jot a wan ci wàllu cinéma ba mu tàmbaleek léegi bés bu nekk ñu doon gis taxawaayam ci li nga xamante ne mooy gën a suqali lii di 7e art fii ci suñu réew jànge tugal ñëw wéyal liggéeyam fii ci suñu réew mayoon nag tamit mu mën a jokkook ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo doon jëngu ci wàllu cinéma fii ci suñu réew. J'ai été à Paris
où j'ai fait le conservatoire libre du cinéma français. Je suis resté une vingtaine d'années à Paris avant donc de revenir dans mon pays. ndaw yi gisoon ci moom seeni papa seen professeur ba nga xamante ne rek mosul wax sonn na wala leneen ndax li ko gënoon yitteel mooy fexe bi ñu am xarañte ci wàllu defar ay film laata ñuy soobu ci mbir mi. De faire partager notre connaissance. Ciné UCAD wala sax Ciné Bambey bokkoon ci initiative yi Abdoul Aziz Boye jëloon rek ngir fexe ba ndaw yi mën a am xarañte bu mat sëkk ci wàllu cinéma fii ci suñu réew. Nous devons énormément à Sembène Ousmane. bon na ci ñi mu doon bàkkoon ne bokk na ci ñi nga xam ne rek ñoo gën a jox gëdd cinéma fii ci Afrique di Sembène Ousmane mu gis ne li mu def ci wàllu cinéma tax na ba mu xal ñu bëri yoon wi. Sembène a été réellement un élément déclencheur. addunaam yépp kii di Abdoul Aziz Boye mosul jóge ci lu yëngu ci wàllu cinéma bokkoon na tamit ci ñuy xamal xale yi ne boo bëggee dugg ci métier foofu nga dem tàggatu ji maanaam fexe ba am jumtuwaay yi war ngir nga mën a joxe ci sa xalaat. Le reste c'est une affaire de passion, c'est une affaire de détermination. Abdoul Aziz Boye wuy ji borom wetal njaboot bi ak ñëpp ñi nga xamante ne rek ñoo doon safoo wàllu cinéma fii ci suñu réew. mu ne kon jaar-jaaru kooki nga xamante ne rek ràññe nañu ko ci wàllug cinéma fële ca ndax géej la ñu jëm ak ni ma ko waxoon ci ponk yi muy bis bi ñu jagleel forces armées bu Sénégal tey jii nag lañu ko màggal fépp ci diwaan yi nag ña ngi ko fay màggal bu baax a baax ca ndar géej it naka noonu forces armées la ma nag wane nañu ni nga xamante ne nii noonee la ñu mënee armée bu Sénégal rawatina ngànnaay yi nga xamante ne nii yor na ko loole nag ñu def ko ci teewaayu commandant bu zone militaire numéro 2 ak gouverneur bu diwaan ba ñu ne nag Sénégal réew mu am solo la ndax bokk kon moom mooy juróom-ñaareelu réew boo xamante ne nii mi ngi rek dem fu ne di yabal ay ndaw ci àdduna bi maanaam di leen yabal fi nga xamante ne rek jàpp nañ ne xeex am na fa ñu teew fa rek ngir jàmm mën faa delluwaat Ousseynou Diop Habib Seck. ci fukki fan ci weeru novembre bi la ñu amal journée des forces armées ci ndar nag ñu amal ko fii daal di nag présenté ñi nga xamante ni ñooy askan wi yenn ci xeetu ngànnaay yi Sénégal am bokk na ci ay M16A2 M16 Hilaire Lascar 33 FM 24-29 M60 M203 wala boog RPG 7. cérémonie bi nag bokk na ci li nga xamante ni taarix da koy jàpp ndax ci benn fan ci weeru novembre ci atum 1960 fii la Valdiodio Ndiaye joxe woon drapeau bi bataillon bu njëkk bu Sénégal am. loolu yëpp dañuy delloo njukkal armée gi wan peuple bi nag wan population yi nekk mission de la armée Sénégal mu ngi leen di liggéeyal ci biir réew mi gaa mais biir ci bitim aussi gàcce ngalaam ñu ngi def lu ñu mën. ñu présider défilé bi nga xamante ne moom mooy ubbi feetu journée des forces armées li am fii moo am ci région Sénégal yëpp. thème ren bi nag dafa nekk thème bu am solo. Sénégal ñu gën ko xam nag ci lu jëm ci wàllu jàppale bi muy jàppale yenn ci réew yi ngir ñu mën a am jàmm tax mu nekk juróom-ñaari réew bi nga xamante ni ay doomam ñoo gën a bokk ci lu jëm ci wàllu xeex jàmm joojee fii nag ci diwaan Ndar Géej kilifa yi rafetlu ko. mission extérieure yi armée dañ ciy participer bu baax a baax ci suñu diplomatie parce que genre prolongement suñu diplomatie la sur la scène internationale. mission yooyu. tax na ba Sénégal depuis 60 ba léegi nekk na ci benn wala juróom-ñaari pays yi gën a jox Nations Unies OUA ak CEDEAO ay doomam pour ñu sàmm jàmm jooju am na ñu si rey waaye amu ci kenn ko ci tooxal. armée Sénégal ñu ràññee ko bu baax ci professionnalisme waaye tamit taxawaay bi nga xamante ni mi ngi ciy taxaw ngir wàllu askan wi ci xeetu jafe-jafe yi ñu am saa su ne muy guddee ki bëccëg fii ci diwaan Ndar Géej nag journée forces armées bi défilé bile moo ko ndar kepp. ñu dellu wax ci cérémonie officielle bu màggaluk Touba gi démb ak la fa tukkee ci tegtal ak i santaane jóge rek ci xalifa général des Mourides ko yore woon kàddu ga di Serigne Bass Abdou Khadre àdduna nag ci teewaayu mbooloo ma foofu di fàttali rek li nga xamante ni moom mooy santaane bokk na nag ci nit ñi rawatina ak ndaw ñi daa di rek maanaam topp lépp loo xamante ne nii yoon wu jub la ak jubal ndax jàpp na ne loolee lu am solo la ñu teewlu ko. képp ko amul taalibe jaamu seytaan la sëriñ bi nee na bi ma xamee loolu da daal di jël al iradatu def ko muy yoon ci tërbiya ngir ñaar bu jëkki bi mooy al iradatu moo gën a matali gën a gaaw ndax daa ëmbaali yéene ak dogu
ak taxliya ak taskiya ak riyaada te mooy tàggatu ñaareel bi mooy ci baatu iraadatu la baatu murid siq ko te sëriñ bi ay murid la bëggoon a defar ndax murid ci njàngaleem sëriñ bi lépp lu muy yëngu ci àdduna ak fànn bu mu mën a doon mën na cee jege boroom mën na cee jubóog boroom ci kaw ñu tàggat ko ci système iraada murid dëgg nag manam ak xam-xamam ak am lépp yàlla ko dénk ko moor koy delloowaat yàlla ci bindeef yi te moom murid bi dara du ko noot lu dul yàlla kenn du ko moom du jaamu kenn wala lenn lu mel ne bakkan wala alal wala daraja wala adduna. ca xew-xew boobee la ñuy des ndax gouvernement bu Sénégal it yabaloon na ab délégation bu takku ci njiitaluk jëwriñ ji di Aly Ngouille Ndiaye moom it wax na li nga xamante ne rek moom mooy yéeneem la muy sàkku nag mooy ay ñaan yoo xamante ne nag jëm na kon ci waay politique yi ni ñuy fexee rek ba ñu booloo doon benn dialogue boobee nga xamante ni ñu ngi koy nas boobu ba tey bëgg nañu nag mu sotti gannaaw bi tamit wax na ci jafe-jafe ñu nemmeeku ca Touba ren ji lu ci mel ni ñàkkum ndox maak lu ni mel loolee nag dalal na ca xel ya bu baax a baax Alassane Ba ci leeral. ministre mi yor wàllu bi réew mi fàttalikoo ci discours am waxtaan bi mu namm amal ak classe politique bi mu jiite délégation gouvernement bi mu yabal ci cérémonie officielle fii ci Touba Aly Ngouille Ndiaye sàkku ñaan ngir ñu jëlee ndam ci rendez-vous boobu ñuy waajal. président Macky Sall jox na ma ndigal ñu tàmbali waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne ñi dañoo séq ak ñoom langue politique bi ci ñuy saytu élection yi ñu génn tey waajal élection yi ñuy ñëw 2019 ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu ci ak déggoo am ci suñu biir bu ñu waxtaanee fas nañ ko yéene tàmbali ci fan yi di ñëw. yéen ñi nga xam ne yéen yëngatu ci luy defar am réew mi ngi leen di digal ngeen di moytandiku politique bu yàq ak bokk di féewale ay dëkkandoo ak jur ak noonu ci seen biir ndax ku wax ne dangaa bëgg a jiite am réew wala ab gox ci réew mi nga nekk dangaa war a tàmbalee sab liggéey ci rafetal ànd ya ngay wute ginnaaw boo xamee ne yéen ñiy def politique li ngeen wax ne moo leen tax a jóg ngeen sos ay mbooloo ngir àgg ca loola ngir taxaw nit ñi womat leen mu jëm ci kanam bu fekkee amul leneen lu ci rax war ngeen a mën di toog ngir waxtaan ak weccoonte ay xalaat ci lu soxal njëriñul ñëpp ndax loolu yàlla suñu borom digaloon na ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu joxe rendez-vous at wii di ñëw daanaka rideau yi wadd nañu ci téeméer ak ñaar fukk ak ñetteelu édition bu grand magal bu Touba ginnaaw nag jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci wàllu ndox gouvernement bi fas yéene si jël ay matuwaay ngir magal bi ñu dëkkmal. sëriñ bi ci wàllu ndox li nguur gi def bi fi président Macky Sall toogee ba léegi ci biir Touba dem na $2 milliards ak juróom-ñaari téeméeri millions ci investissement te loolu bokkut ak dara li nga xam ne li daf koy fay ngir forage yi leen di may ndox di tàkk 25 benn forage yi ay milliards la at mu nekk loolu lépp nag terewul ñu gis ay jafe-jafe ndox ci yenn quartier yi ci Touba ci màggal gi gouvernement bi dana teel a jëlaat ay matuwaay waxtaan ci ak kuréel gi nga xam ne gi mooy saytu mbiru ndox te sëriñ bi dénkoon ko pour que ñu mën a indi solution définitive ci jafe-jafe ndox ci Touba rawatina ci bisu màggal gi. xalif général des Mourides ci kàddopp porte-parole am ak gouvernement bi itam ci kàddopp ministre mi yor wàllu biir réew mi ñaanal 24 doomu aadama yu jot a faatu ci accident yoon wi ginnaaw ñu doon dem ngir fekkee màggalub Touba bi. sëriñ bi mi ngi leen ñaan suñu borom jéggal leen te xaaral leen aljana. lu soxal nag diisoo boobee diggante nguur gi ak ku jëkk politique gi ñenn ci Sénégal yi tamit joxe nañu ci seen xalaat ñu ne dialogue bi lu baax la naam waaye nag bu ca kenn teg ay condition lu ca mel ni bu li amul waxtaan woowee du sotti lépp nag nanu ko teg ci wet gi rek te fas yéene seq waxtaan ñu teewlu ñenn ci sénégalais yooye ci micro Cheikh Tidiane Dione. loolu moom mooy li war ndax comme que Sénégal benn bopp la kenn mu ko xar ñaar ñoom ñëpp dañoo war a toog waxtaan bon suñu réew jëm kanam ndax ñaari mag lañu kii yoroon réew mi yàlla def na jeexal na kii ñëw na
nañ toog waxtaan ñu ànd def réew mi. waaw gis naa ne vraiment bon xalif bi li mu wax lu rafetlu naa ko parce que dëkk tamit xam nga bu bëggee jëm kanam il faudrait vraiment ñu toog ci taabal bi politiciens yi ñu nekk ci pouvoir bi comme ni opposition bi jéem a xool daal nan la ñuy def xam nga pour jéem a jël ñoom seen intérêt personnel ñu tegee ko ne pour jéem a def loo xamante ni développé dëkk bi parce que xiiroo ngaayo bi vraiment dañ see sonn quoi te dëkk bi dafa bari ay problème nañu jëfee ndigal bu pare ndax ndigal la ñu xool nag penc mi nan ñu koy waxtaane nan ñu koy xoolee nañu koy doxalee kenn ku ne gis sa bopp. loo xam ne six lay doon bon réew yi ñu yëru wër yëpp dañuy leen di jox message parce que lu mus a am su amee ñëpp ci kontaan parce que lu toll ne Macky Sall toog Abdoulaye Wade toog ñoom président ñëpp maanaam ñëpp toog ministre yëpp toog ñu toog nekk ensemble di waxtaan waaw ñëpp ci kontaan parce que xuloo bi xeex bi saag xam nga xoolal chaque jour bu élection amee yaa ngi gis déré yaa ngi tuuru ñu doonte ay fetal saagante mais rafetul ci ñoom. Mangook sunu gan waxoon naa ko Maurice Soudieck la nekk docteur en sciences politiques nekkit enseignant chercheur ca UCAD solo si nag mooy rek sëgg ci maanaam appel au dialogue boobu nga xamante ni wax nañu ko fële ci Touba tamit ki nga xamante ni moom moo yore kàddu ko xalif général des Mourides àdduna ci mu nekk daal mbébét boo xamante ne bëgg nañu mu sotti yow ngay docteur en sciences politiques noo jàngatee maanaam wooteeb dialogue boobu ba ci circonstance yi nga xamante ni nii fa lañu ko maanaam waxaatee lu ci mel ni cérémonie officielle bu màggal Touba bi. waaw jërëjëf Fatou Kiné loolu dafay wane rek ne ci histoire du Sénégal pouvoir politique ak pouvoir religieux dañu mos a lëkkaloo maanaam ñi nga xam ne ñoo yore doxalinu réew mi ak ñi nga xam ne ñoo yore wàllu diine bi ñoom dañu mos di ànd mos di nekk di collaborer waaw loolu nag depuis jamonoy Léopold Sédar Senghor mun nañ wax sax depuis jamonoy tubaab yi ba léegi loolu moo am kon du doon mbetteel ñu dem ci màggal Touba kilifa gi yëkkati ay kàddu yu rafet ne dafa namm ñi nga xam ne ñoo sekk langue politique bi diisoo waxtaan bañ a yee fitna ci réew mi loolu itam day dëggal rek li nga xam ne mooy seen cër ndax ñoom ay kilifa diine lañu te islam boo koy xool reen bi salaam la maanaam jàmm sa diggante ak sa bopp jàmm sa diggante ak sa moroom jàmm sa diggante ak sa boroom loolu buñ ko dindee ci islam dara desatu ci kon li nga xam ne moom la kilifa diine bi nga xam ne mooy xalif général des Mourides wax lu am solo la dafay fekk nag itamit loolu ñi nga xam ne ñoo ko sekk ñi féete ci langue politique bi war nañu seetaat seen bopp rafetal ni ñu politiquer ba nga xam ne waxtaan woowee dana mën a am. waxtaan woowu dana mën a am waaye waxtaan la boo xamante ne tamit yàgg nañu ko wax mu mel ni saa su ne bu ñu nee dialogue politique gis nañu souvent lenteur da ci am maanaam yeex dafay am ci diggante waay politique yi ñu toog waxtaan ko est-ce que jàpp nga ne tamit dina yomb donte sax waxtaanee nañu ko ca Touba ci ni ma ko waxee woon occasion cérémonie officielle bi est-ce que jàpp ni am na leneen loo xamante ne nii moom moo nekk ci suuf ndax waay politique yi est-ce que noppi nañu ci sa gis-gis ngir amal dialogue. waaw xam nga loolu dafay dal di jafe ndax démocratie maanaam mën nañ wax ne sax du lépp la ñu war a dialoguer ndax ku ci ne am nga say mbëbët am nga sa programme am nga yéene ci réew mi am nga sa gis-gis ci wàllu politique ba nga xam ne da ngay jàpp ne sa gis-gis boobu moo war a moom la ñu war a doxal bu fekkee dajale nga baat yi nga xam ne mooy baat yu takku ba am majorité mën a doxal réew mi wante mënuñu dialoguer ci lépp la nga xam ne moom la ñu war a mën a dialoguer mooy li nga xam ne mooy règle yi maanaam élection yi ndax dina jaar yoon ndax loolu parti au pouvoir moomu ko kujje gi moomu ko ñi sekk langue politique bi yëpp ñoo ko moom mun naa wax sax ne Sénégal yëpp ñoo ko moom ndax bu fekkente ne dafa am fitna ci wàllu woowu mën na andi loo xam ne musiba ci biir réew mi te loolu kenn bëggu ko ndax jàmm ci la lépp xaj mais souvent ak conditions yi nga xamante ne dañ koy faral di poser ndax gis nañu sànq ci ak Sénégal yi ak seen gis-gis te du Sénégal yi kese ndax am na ñenn ci waay politique yi à chaque fois ñoom dañuy jàpp ni xëy na dialogue bi am na ay conditions yu ñu war a teg mu mel ni kon dialogue ak condition la est-ce que loolu aussi waruñu ko dàq bu ñu bëggee mu sotti. waaw wante day fekk ne Sénégal tey booy xool dafa mel ni dañu delluwaat ginnaaw parce que booy xool depuis 1978 bi nga xam ne Léopold Sédar Senghor ubbi waat na langue politique bi ginnaaw bi nga xamee ne parti unique bi mu fi amoon maanaam moom rek moo fi partem rek moo fi nekkoon boobu ba léegi mbiru élection yu jaar yoon rek la ñu wax mi ngi ñeent fukki at a ngi nii
war nañu dépasser loolu dem ci li nga xam ne mooy ñu nangu règle yi nga sart yi nga xam ne moo tëral pom yi ci wàllu politique ba noppi nit ñi mun a kujje ci ay gis-gis ci ay mbëbët ngir jëmale réew mi kanam wante bañ a nekk rek ci xiiroo ak ŋaayoo ci wàllu règle jeu électoral bi booy xool dafa mel ni dialogue politique bi bu ñu koy wootee day manquer sincérité da ngay def lu la neex jaay doole ba mu neex la nga jékki-jékki woote waat dialogue te loolu day tax du am kóolute diggante kujje gi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi. effectivement ñi fare sax ci kujje gi tamit ñu ngi ko waxee day mel ni parfois jaay doole la ba mu neex la nga woote dialogue xëy na kooku ci côté nguur gi mën nañ ko tudd waaye côté kujje politique gi aussi dañuy gis ni souvent ñoom dañuy woote bloc waaye bu dara desee aussi lu dul woote yu mel nii nga gis ku ci nekk jaar sa yoon tamit est-ce que loolu aussi du gàllankoor quelque part. waaw gàllankoor la ndax booy xool ku ci nekk yenn parti yi wala yenn mbootaayu parti yi ñoom dañu am ay intérêt yoo xam ne dañ koy défendre seen intérêt yoo xam ne intérêt bu seen candidat la wala intérêt bu seen jotaay la ci wàllu politique wante dama yaakaar ne li nga xam ne moo jëm ci wàllu élection yi jaar yoon ndax jàmm mën a am ci réew mi loolu waxuma ñi nga xam ne ñoo nekk ci langue politique bi waaye Sénégal yépp la yitteel wante dafa war a fekk ne ñi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi war nañu am tijjeeku ak woyof boo xam ne dinañu tàllal loxo ñi nga xam ne ñoo fetti ci kujje gi bañ a yaakaar ne yaa yor doole nguur gi da nga ko war a jaay doole war a noonoo ñi nga xam ne ñoo nekk ci kudde gi di leen toroxal ak di leen noot loolu du démocratie. bu ñu jëlee exemple si woote dialogue bi passé ñu gis ni par exemple nguur gi ak na mu ko defee woon dañu demoon ba reproché ko ni dialogue boobu dafa defoon maanaam ay cible ci ay parti ak yooyu est-ce que loolu aussi jaadu na cible boobu. ay cible maanaam du ñëpp sax lañu woowoon ci ndaje moomu ndax dañu jàpp ni ñi ngi ko doon ŋàññi ne dañoo woo ñi bàyyi ñii ba mu waraloon mer gi ci ñenn ñi. waaw dama yaakaar ne bu ñu dialogué ñëpp la ñu war a woo parce que xalaatu ñëpp la ñu soxla xel du doy wante bu ñu dialogué it war nañu xool ñi nga xam ne ñoo ëpp baat ci réew mi ci wàllu politique ñooñu yaakaar naa ne bu ñu dialogué ñooñu la ñu war a njëkk a jiital ci biir dialogue bi ndax ñooñu ñoo moomee ñoo am. poids bi da ci am solo daal voilà poids politique bi da ci am solo lool. ñu koy jaajëfal bu baax Maurice Soudieck nga nekk docteur en sciences politiques ma fàttali ko nga nekk tamit jàngalekat di gëstukat fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. xibaar yi ñu wéyal ko ak société africaine de pathologie am na nag loo xamante ni ñu ngi koy laam-laamee lu ci mel ni jàngoro yi dul wàlle nee nañ nag buñ ca teelulee jug fii ak atum 2050 dana gën a yokk ndax mbootaay gi ngànk wér-gu-yaram ci àdduna bi moom moo ko xamle ñu amal fii nag ab ndaje ci Ndakaaru doon xalaat nag ci résultat yi tukkee ci gëstu yi ñu doon def ci jàngoro sida hépatite ak li nga xamante ne rek moom mooy jàngoro yooyu dul wàlle ñu ne nag tey ji am na ay matuwaay yoo xamante ne xalaat nañ ni war nañu koo jël ci wàllu ko fegu Habib Faye ci leeral. ña xariñ lool ci wàllum wérgu yaram bokk ci société africaine pathologie infectieuse ñoom ñoo dajewaat fii ci diwaanu Dakar ngir wax ci li jëm wàllum VIH sida lii di hépatite virale ak jàngoro ya nga xamante ni day wàlle gannaaw ay résultats ya ñu am ci seen ceytu ya ñu amaloon ñoom ñi lii la ñuy dénkaane. gëstu bi ci médecine mooy tax nga xam sa malade ni nga ko war a faje donc gëstu yi la ñuy daje fi liñ gëstu xalaat ci échanger ci mun a joxe ay recommandation nag adapté ko ci suñ contexte ci adaptation bi xëy na waxuma ko ci français day économie bi daf ci bokk. ci téeméeri jàngoro ya nga xamante nit am na jafe na lool ngir àddu jëmale ci jamono ji. pour bañ ko am il faut lutter contre les larves yi nga xam ne suñ màggee ñoo jox moustique lutter contre moustique yi fexe moustique yi bañ la maat. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que par rapport à l'ADN. Paludisme, on a déjà beaucoup de médicaments très efficaces. Des médicaments utilisés. J'ai un résultat. Vous savez, en 2015, 526 nés au Sénégal. Mais ça ne fait pas longtemps. 8000 personnes ont donné des paludisme au Sénégal. 8000 personnes. Quand vous nombre de cas de paludisme ça a diminué de plusieurs millions dans le monde. waaye ngir xeex jàngoro yooyu faaw rek. fagaru boobu nag il faut un plan boo xam ne day wax au niveau national nii la ñuy def au niveau des hôpitaux nii la ñuy def au niveau des médecins nii la ñuy def donc c'est
c'est tout un paquet de mesures à prendre. juróom-benneeli édition bu congrès bu SAPI ñaar fukki dëkk ci diwaanu Afrique ak feneen ñoom ñoo ko teewee woon maanaam lu toll ci ñetti téeméer ci ay participants ña nga fa woon waaye organisateurs yi la ñu gis moo di yile épidémie daa gën di yokk fii ak atum 2050. ma ngoog waxtu wi kon xooj ñu daal di tënk yi rek ci wàllug tàggat yaram ak ni ñu ko waxee woon sunu gaynde yi démb kon def nañu seen tàggatu kon bu mujj gannaaw ñu ba ñu war a janook Bafana yi fële ca pelouse bu Polokwane la ki nga xamante ne nag moom mooy entraîneur ba yëkkati ay kàddu di xaar rek ci sunu gaynde yi ñu def seen kéemtalaay kàttan am taxawaay bu dëgër ci seen janook Afrique du Sud bu fekkente ne nag bëgg nañu qualifier ci coupe du monde bi nga xamante ne war nañ ko amal ca Russie dinañ ciy dellusiwaat ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak Mame Fatou Ndoye ma ñu teewal fa fee ci Afrique du Sud mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax di leen jox dig daje ngoon ci yeneen jotaayu xibaar bàyyi leen nag kon waa Kaolack ak niñ ko waxee rek maanaam denc gi tey la ñeel nag xalif Léona Niassène boobee dëddu ñu ngi leen di jaajëfal.